Sococim Industrie moo leen di may seen émission tabax. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu RDV dañuy bég bu baax a baax di lu siwaat ak yéen comme ni ñu koy defee rek benn ay bés bu ne ak seen émission bii di tabax ñuy dellu siwaat fas yéene wax ak yéen loo xam ne seen lu am solo la loo xam ni dafa jar ñu dellu siwaat ci ginnaaw waxtaan ci bëgg koo fësal muy li nga xam ne si moom moo di les zones les plus sensibles yi ngeen war a xam ci bu ngeen dee tabax ci wàllu bâtiment léegoo-léeg lenn ci ouvrier yi def li leen neex léeg-léeg itamit yéen ñi nga xam ne yéenay borom kër yi ñu di leen ko defloo waaye ñàkk a xam gi ngeen ko ñàkk a xam tax ngeen daal di koy négliger alors que loolu moom mooy li nga xam si moom mooy li mënta ñàkk moom mooy yoon bi nga xam ne moom ngeen war a xaw mu jëm ci wàllu balcon yi auvent yi ak li nga xam ne moom moo di palier yi lenn lu ci nekk dinañ ci taxaw waxtaan ci li nga xam ne si moom moo di suñu émission bu tey bi bu ngeen ñu toppee ànd ci tamit ak suñu ay partenaires loolee lépp tey moom lañ fas yéene àndandoo ak yéen waxtaanee ko ci seen émission tabax bu tey. jërëjëf comme ni ngeen ko waxee léegi nag ci sunu waxtaan ñi ngi nekk nag ak koo xam ne si ne ni mbégte laa am tey ci retrouver ko muy Ka ñu àndoon depuis bu yàgg lii lépp ñu bokkoon di ko defandoo depuis 2003 ak entreprise EBIS ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ni mbégte gi ñuy am ci suñuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di seen émission tabax Ka maa ngi lay nuyu di la bëggee bu baax a baax. waaleykum salaam maa ngi lay delloo bëggee Kader di sant yàlla tey jii. bi yàlla defee ñu àndoon depuis 2003 yàlla defaat ñu gisewaat ñuy rendre hommage vieux bi nga xam ne moom moo ñu boole woon muy Ibra Seck muy ki nga xam ne fii ci au Sénégal ñëpp war nañ ko rendre hommage pour service rendu à la nation sénégalaise pour des réalisations qu'il a fait par des hôpitaux des routes et des écoles yi nga xam ne moom réalisé na ko njabootam ñu ngi fii li ñu doon def ñu ngi koy continuer donc à travers cette émission je rends hommage à Ablaye Seck mi nga xam ne moom moo recruté woon te nekk fi tey ji lépp la nga xam ne Ibra Seck moom moo ko doon doxal moom moo nekk ci bopp bi te mais dañoo bëgg nag parce que li may wax rek téléspectateurs yi di leen wax li leen xëy na télé bi la ñu xam télé bi la ñu miin mais yow su ma la bàyyi woon nga wax ci man ak chantier ak bâtiment yi foog naa ne mën nga ci wax mais noonu itamit laa ko mën a témoigner pour wax ni leen toujours liggéey jox ko ki nga xam si moom moo ko xam tey ñu gis ni ñu bëree bëri dañuy liggéey di liggéeylu te duñ ko teg ci loxo ñi xam léegi ci suñu biir waxtaan dama la bàyyiwul nga présenté wu nga wax téléspectateur yow yaay kan. exactement asalaamaaleykum maa ngi tudd Hamadika nekk technicien en bâtiment j'ai fait ma formation à l'école Asafin defaat un deuxième palier à l'ENSUD avec le professeur Goudiaby pour après yeggali sama formation en technicien supérieur bâtiment nag problème bi mu am mooy que les non professionnels ñoom la ñu gën a valoriser que ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng bâtiment te bâtiment dafa nekk côté ba nga xam ne comme ni médecine mel noonu la médecine mel tey bu nit taxawee bâtiment mu am problème dafa mel ni comme médecin ba nga xam ne da doon opérer nit mu am problème parce que technique d'opération dañ koy jox un chirurgien mais bâtiment tamit boo koy tabax da nga koy jox yaa rek un connaisseur en commençant par l'étude bi ñuy def étude de faisabilité bi étude de sol bi nga ñëw yaande sur les plans bi nga xam ne l'architecte moom moo ko war a def encore ni ñëw sur le bâtiment l'ossature du bâtiment bi nga xam ne un technicien ou bien un ingénieur moom moo koy soog a def affaire bi soog a ñëw ak entrepreneur bi ñu soog a ñëw ubbi na kon bâtiment équipe la ba nga xam ne ku koy jël rek warloo ñëw rek ne damaa am sama xaalis rek dem consulter benn nit rek jox ko en ce moment là bienvenue les dégâts. bienvenue les dégâts ñuy waxtaane dégâts yi nga xam ne si ne léegi dañ koy gis lu bëree bëri muy faral di am ci balcon yi ci palier yi ci zone yoo xam ne si ne waru fa woon am loolu nekk lu bëri lu fréquent manque de responsabilité la wala itamit maa tey la bu yenn ci ouvrier yi di def parce que gis nañ ni balcon yi wadd léegi bëri na palier yi de même. waaw loolu soo ko gisee ñi ñëw tàbbisi ci métier bi ñoo bëri te nit ci tamit dañuy seet au moins 10 ans ki nga xam ne moom li mu proposé moo gën a yomb mu dem jox ko su ko defee ëllëg loolu lan lay engendrer lan lay jur moor doom lay jur parce que jël balcon dafa nekk une chose ba nga xam ne dafa sensible tey jii dinaa joxe démonstration bi parce que balcon li nga xam ne moom moo koy téye
fer bi li ñu naan traction c'est à la partie supérieure fa lay nekk contrairement aux poutres parce que traction bi dem à la partie supérieure tey ni ma tàllal ni sama loxo nii boo jëlee benn force nga appliqué ko fii kii bi bu doon sëgg buy sëgg du damme fii ci suuf fii ci kaw lay damme léegi nag raison pour laquelle bu fekkee ne yow yaa ngi defar balcon mu nekk en porte-à-faux armature bi à la partie supérieure moom nga koy def léegi nag da ngay gis comme dans l'exécution bu fekkente ne ouvrier bi mu ngi tabax élément bi nga xam ne moom mooy génn en porte-à-faux noonu mu ko takkee woon rek noonu la ko bee alors que soo demee ba teg élément boobu ba nga xam ne ba ngay finir balcon bi da nga war a def yaan lu ñuy wax yeen des chapeaux yooyu nag ça se dimensionne suivant portée bi nga xam ne moom lay balcon bi di lang ak par rapport ak résistance fer bi nga xam ne moom lañ ciy def malheureusement que yow da ngay ñëw rek génne benn fer rek jël coffreur bi rek mu ñëw coffreur la nga jël yaana ciment teg léegi nag doo calculer porte bi muy génn en porte-à-faux force yi nga xam ne ñoom ñoo ciy exercer loolu accident yi nga xam ne moom mooy am ci balcon yi lu ci bari loolu moo ko parce que balcon bi li nga xam ne moom lay génn ci biti lu ko ëpp 2 fois la war a dugg ci biir pour que mu mën koo mais foofu yaa ngi ñuy wax côté technique parce que foofu quand même la responsabilité des ingénieurs en génie civil dafay engagé may tamit borom kër yi day dugg parce que ñi ngi wax ci li nga xam ne si moom moo di à l'échelle du poids et ak li nga xam ne si moom moo di longueur bi mu war a génn parce que su fekkee dafa war a génn 1 mètre alors que seenage bi war na dem 2 mètres mais aussi quelle qualité de fer lañ ci war a def ban quantité parce que attraction contraction bi béton bi ak fer bi di liggéey duñ ko xam. effectivement qualité de fer boobu mu ngi dépendre comme li nga porte bi li nga xamee ne balcon bi loolu lay génn am na ay balcon. ni ngeen ko déggee noonu lañ ci daal di waxtaan mu jëm ci lépp loo xam dafa jëm ci wàllu technique gu bâtiment rawatina nag li nga xam ne si moom moo jëm ci wàllu auvent yi parce que li tax ñu bëgg a taxaw foofu ci auvent yi ak dal yi nga xam ne si léegi dañuy gis muy pëtëx ndax poudre noyée duñ ko respecté poudre yenn yi nga xam ne si moom moo ci war a am parce que poudre apparent ak poudre noyée yi foog yéen téléspectateurs ngeen mën koo xam bu leen nangu itamit léegoo-léeg maçon bi seet ni bëggul dagg ay planche parce que parfois dañuy jéem a économiser lenn ci planche yi ba tax foo waroon am poudre noyée wala poudre apparent ñu dagg ko dem seen yoon loolu nag je pense que ni lu ñu war a waxtaane la yaa ngi doon ñëw léegi ci li nga xam si moo di portée bi ak qualité de fer bi mais tamit ma bëgg nga dugaaleel ma ci li nga xam ne moo di poudre de noyer. poudre noyer élément la ba nga xamee ne dañ koy dissoudre dans le benn parce que bëgguñu mu wàcc léegi poudre noyer liñ ciy sunal des fois dans les salons yenn saa yi dañ lay wax ne poutre bu ànd ak retombée bu fekkee ne da nga bëgg a def sa plafonnage doo bëgg loolu di ko entraver moo tax ñu naan poudre noyée dañ koy noyer dans le béton nga xam ne doo ko gis mais poudre noyée bi le plus souvent li tax ñu di ko def hormis côté comment dirais-je côté design bi mais c'est pour reprendre des murs à l'étage moom la ñu noyé tey bëgg nga mur bi ko dal bi fa mu nekk à l'étage nga am beneen mur nga changer vertical mur yi nga bëgg leen a déplacer léegi au lieu que ngay defar yaa benn chaînage muy am retombée di dugg ci biir néeg bi wala muy dugg ci salle bi nga xam ne aspect bi du rafet nga jël benn poutre noyé dugal ko mais poutre noyé pas n'importe comment nga koy dugal parce que poutre noyé boobu dafa am dimensionnement comme ni ngay dimensionner poteau bi comme ni ngay dimensionner chaînage bi comme ni ngay dimensionner balcon bi comme ni ngay dimensionner auvent bi poutre noyé lu ci ëpp dañu yaakaar ne côté esthétique bi moo tax ñu di ko dugal ci biir mais c'est pour reprendre des murs yi nga xam ne dafay jóg à la partie supérieure quoi. pour noyé bi tamit li koy définir bokk na ci li nga xam ne moom moo di surface bi volume masse bi nga xam ne moom lay supporter ak li nga xam ne si moom la war a indiwaat comme liggéey mel na ni kon donc loolu tamit lu leer la pour que téléspectateur bi xam ko mais ouvrier yi nga xam ne si tamit ñu ngi liggéey ci domaine boobu ñu mën a xam parce que léegoo-léeg li ci nekk ci ay danger dafa bari ba ñenn yi dañ koy négliger def di leen neex. pour dolli la ci sax xam naa ne bu ñu duggee ci biir bâtiment bi di nga ko gis parce que poutre noyé supposons bu nekkee poutre la ak retombée section bi muy am normalement par rapport à la largeur tamit da nga ko ji lee dafay ñëw verticalement mais poutre noyé tamit pour mu am résistance dafay dem horizontalement nga def ci barre de fer yi nga ci war a def bu ñu duggee fii ci biir bâtiment bi dinaa leen won benn poutre noyé ba nga xam ne ni poteau bi dool on a la largeur du poteau qui fait 40 centimètres ñu jël le poutre noyé mu am une largeur de 40 centimètres compatible avec la largeur du poteau ñu jël ay armatures et des armatures de 12 et de 14 def ci parce que amul li muy taaw c'est noyé dans le béton buy travailler doo ko gis parce que si c'était un poutre apparent
bu defee ay kii comment dire ay transformation peut-être mën nga ko gis mais poutre noyer bi bu fekkente ne c'est pas bien armaturé bu fekkente ne mu ngi travailler day xëy benn jour rek mu def yaa ngi flexion nga ci soog a rendre compte quoi. mais am na aussi benn poudre boo xamante ne ni Sénégal dafa mel dañ koy négliger wala boog lenn ci suñu ingénieurs yi bëgguñu ci taxaw. wa ilaa borom kër yi xamuñu ko ndax parfois terrasse bi la ñuy bëgg a protéger bëgg terrasse bu liis terrasse bu tàlli alors que mën nañ inverser li nga xam ne moo di rôle poutre bi au lieu mu nekk poudre apparent lang ci biir mën nañ ko inverser poutre bi dem ci kaw ànd ak dal bi mais la ca des ñu xuulee ko après dal bi. effectivement loolu aspect bu important la parce que bu fekkente ne li am solo mooy poutre bi du li muy dagg poutre bi résistance bi nga xam ne parce que poutre résistance la war a jox bâtiment bi su fekkente ne résistance bi li muy lang côté esthétique bi daf lay déranger effectivement épaisseur bi li waroon a lang ci suuf mun nga koo déplacer translater ko yaane mu dem ci kaw en ce moment là bu fekkente ne mur boobu dafay continuer aussitôt day ñëwaat rek jël sens mur bi wala day ñëw rek jël sens mur bi nga daal di ko yëkkati bu fekkente ne tamit li muy lang ci suuf ay 20 la boo defee sa bâtiment bu fekkee ne jógaloo am na lu ñuy wax revêtement boobu ngay def ci kaw étanchéité bi avant nga koy def am na lu ñuy wax forme de pente war nga xool yaan sa forme de pente fi mu kii nga amortir li nga xam ne moom moo excentré jóge ci kaw mais côté sécurité bi moom la nit ki war a gën a jouer que côté esthétique bi la plupart accidents yi am dans la construction nit ci dañuy topp côté esthétique bi ba fàtte côté résistance bi. loolu moom moo tax sax nag sama laaj bu mujj mooy dama gis ne sa bâtiment bi surface bi rëyul surface li nga xam ne si moom moo di néeg yi salle yi ak yooyu bu ci nekk mën nañ jàpp 21 mètres carrés à 24 mètres carrés jëm yooyu bi ci des motul sax lu bari ay 2 mètres laa gis large ak yooyu mais da nga tenir trop ci li nga xam ne moom moo di éléments yi ak poudre yi ak yooyu lan moom moo tax. effectivement bâtiment bi ça fait 160 mètres carrés bon li motiver loolu. mooy que borom comme que la maison est à l'entrée côté commercial bi tamit daf ko prévoir à l'avenir moom moo tax nombre de pièces yi ñu am ci suuf mu xaw a réduit parce que on a un magasin un très grand magasin pratiquement qui fait 48 sur une surface de 160 mètres carrés mais bu ñu demee ci ko à l'étage poutre noyer yooyu nga doon wax on a déplacé certains murs par rapport yi ñu amoon ci RDC bi dañuy introduire ay poutre noyer pour reprendre élargir pièces yi su ko defee pièces yi ni mu tuute woon ci suuf bu ñu demee ci kaw ñu am le maximum de chambre bu ci nekk ñu intégré ci un salle de bain. d'accord jërëjëf noonu tamit lañ koy daal di gërëmee bu baax a baax moom mi nga xam ne si nekk moom moo yor chantier bi nekk tamit technicien ci li nga xam ne si moom moo di wàllu maçonnerie tey leneen li ñuy waxtaan moom mooy dem seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo di ferrailleurs yi ñoom ñu war a xam lañ ñu war a xam itamit li ñuy def ak aussi les différents types de fer yi nga xam ne ñu ngi ci marché bi mën leen a ràññee ba nga xam si lépp leen loo xam ne ñi ngi koy soxla ñoom dinañ la wax ban moom moo ci gën gannaaw bi nga xam si ne nii plan armature bi wane na ko ñu dem seeti ferrailleurs yi ñoom fuñ toll. merci beaucoup à monsieur Ka technicien supérieur en génie civil entrepreneur yor tamit li nga xam ne moom moo di chantier bi tey nag mu nekk sunu gan du ñu leeral lépp loo xam ne mi ngi jëm ci wàllu tabax ñu kontaan trop ci xam-xam bi nga xam ne si ni moom la partagé ak ñun waaye mi ngi fi nekk tamit ak ñi nga xam ne si ñoom di ay ouvrier am dañuy dem ñu xool li nga xam ne si moom moo di les menuisiers coffreurs ak maçons yi ndax ñoom itamit ñoom ñooy yendu ci chantier bi lépp lenn loo xam ne si ni ka jëlee na ko ci ingénieurs yi ak entrepreneurs yi ak borom kër gi ñi ci des ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo koy appliqué ci surveillance ki nga xam ne moom moo di monsieur Ka ñu dem seeti ñoom tamit li nga xam ne moom la ñuy def ci kaw. jërëjëf comme li ngeen gis léegi nag ak monsieur Ka ñu kontaan trop comme ni ñu leen ko waxee mais nag ñi ngi nekk ak nga xam ne moom moo di Thierno nekk moom tamit menuisier coffreur nga xam ne si ne ñoom itamit léeg-léeg seen liggéey dafa ànd ak ay risques yu bëree bëri yoo xam ne si ne nii dinañ ko bàyyi mu waxal ko boppam Thierno yéen a ngi nekk ci coffrage bi di génne li nga xam ne si ni moom moo di éléments yi waaye benn bu ci nekk mel na ni disposé ngeen ko ba pare li ci des prochaine étape bi lan la. waaw prochaine étape mooy bu ñu defee coffrage ba pare léegi dañuy teg éléments yi comme ça bu ñu tegee éléments yi ba pare après si la ñuy soog a poser briques yi quoi waaw léegi après suñu tegee brique ba pare nag si la ñuy soog di sol éléments yi après ferrailleur bi ñëw lal feeram ñu kuule tressé mu jeex. balaa ñuy egg foofu yëpp ci li nga xam ne moom moo di turant yi parce que léegoo-léeg gis nañu tamit ci dal yi am na ci yoo xam ne dañuy coffrer mais bu ñuy kuule rek day def benn pëtax parce que poids yi été yi dañuy sorianto wa ila tirant yi dañuy sorianto distance réglementaire bi lan la. distance réglementaire bi bu dee yi nga xam ne dañ ko boolee ak dañuy kuule éléments yi si suuf yoo xam ne dañuy yëkkati teg mën na jël bu amee 4 dimension bu amee écartement 80 rek baax na
waaw écartement tirant yi mën na écarté woo def écartement 80 été yi tamit bu amee 90 rek baax na bu ko defee du am benn risque boo tegee moom lu poids bi mën di bare affaire dina ko supporter quoi. poids bi dina ko supporter naka la leen def ngeen jógee léegi ci été en bois ñëw ci li nga xam ne moo di été métallique parce que ku nekk xam na ni bon ñu ci bari am bëgg facilité moo tax ñu doon utiliser été en bois mais léegi ñëw nañ ci été métallique te ñëpp maîtriser guñ ko ndax amoo ci ay jafe-jafe. non métal bi moo gën a yomb a liggéey sax parce que moom moo gën a neex a liggéey daal parce que bu dee été bois yi da nga fi nekk di daaj ay tàkkat ak kii mais bu dee été fer yi moom da ngay yëkkati rek ba li nga soxla nga seere rek ba li nga soxla rek nga bàyyi noonu moom moo gën a neex a liggéeyee et puis moo ëpp sécurité waaw. mais am na danger parce que ñu bari bu ñu koy démonter tamit parfois day rëcc képp seen li nga xam ne moo di seen ay loxo. waaw loolu si ko koy liggéey la rek xam nga liggéey boo ko maîtriser moom yooyu du garaaw quoi mais boo ko xamul nag mën ngay décoffrer affaire bu ñëw tas la ñu si bari dañ siy gaañu mais loolu boo xamee sa liggéey moom yu si bari yow yaa koy da nga doo si am problème daal. waaw mu fekk tey ji ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo di danger yi nekk ci li nga xam ne moo di balcon yi ak li nga xam ne moo di console yi léegi ñu gis ni ñu ci baree bari ci menuisier yi yéen laa koy féetale nga tontul sab morom yi mooy bu ñuy coffrer li nga xam ne moo di balcon yi dañuy préféré romb li nga xam ne moo di console bi dindi étrier yi ndax bañ a dagg li nga xam ne moo di seen planche bu ñu kuulee ba pare dellu si waat ci pour coffrer ko système boobu lan moom moo sabab léegi mu nekk phénomène ak aussi danger yi nga xam ne mi ngi ci nekk te borom kër yi xamuñu ko. waaw xam nga li gën moom mooy booy coffrer séance bi li gën bu fekkee console bi dafa génn nga boole console bi ak séance bi def ko benn job daal parce que moo gën nga bàyyi fi console bi noonu. booy ñëwaat di génne console mais lépp bu nekkee benn nga xam ne da ngay couler séance bi boole ko mook console bi nga couler lépp waaw boobu moo ëpp sécurité daal waaw loolu moo gën waaw moo gën. mais fi mu toll nii fii ñu gis ni da ngeen a jël li nga xam ne moom moo di console yi s'orienté ko mais ci digg bi am poudre de redressement boo xam ne dafa commencé ci biir à 4 mètres génn amoo ci benn jafe-jafe. non loolu amul benn jafe-jafe parce que boobu mooy doole sax balcon bi. xam nga comme am na ñaari console ci aile yi te comme foofu dafa gudd amul beneen kii pour noyer boobu noonu maanaam moom moo koy may doole quoi parce que xam nga dafa dugg na ay 4 mètres ci biir bâtiment bi mooy tax du am benn danger bu ko amuloon nag moom foofu la risque bi nekk mais comme am na poutre boo xam ne poutre bu mag la boo xam ne jàll na ci biir bâtiment bi kooku du am benn problème parce que xam nga dal plein la kii day dugg ci biir sa fer yi day dugg ba ci biir day dugg ay 2 mètres wala 2 mètres 50 bu ko defee 1 mètre bi muy génn noonu ngay def ay na fer bi am doole rek boo ko defee fer bu baax amul benn risque. maa ngi gis ni yaa ngi coffrer li nga xam ne moo di dal bi mais en même temps yaa ngi yóbbuwaale li nga xam ne moo di palier escalier bi mais poteau escalier yi panneau nga ko def panneau 40. waaw parce que escalier bi foofu xam nga fi palier bi nekk noonu foofu doole ji foofu la nekk parce que fer yi jógee ci suuf ay dem ci kaw yëpp foofu lay jàpp moo tax nag foofu da nga ko war a def bu amee poteau yooyu xam ne léegi day am benn poutre boo xam ne day ñu moom te jàpp ci palier bi daal xam boo nekkee ci palier bi fer du ñëwee day dugg ci biiram ko defee moom mooy supporter escalier bi waaw loolu moom noonu daal mooy liggéeyu norme bi. mais yaa ngi laal côté bu am solo parce que escalier sénégalais yu bari wala maçon yu bari mënuñu koo defar diggante mesure bi nga xam ne moom la ñu war a am contre marche ak marche bi parfois da ngay gis ni day romb yenn dimension yi nga xam ne moom lañ ci recommandé bu fekkee 30 la contre marche yi 15 wala 18 léeg-léeg nga gis koo xam day dem ba 20. loolu yéeg bi ak wàcc bi di metti ba pare itamit mën na am surpoids ci li nga xam ne moo di pañe bi lan moom moo def jafe-jafe yu mel noonu ba ñëpp mënuñoo tënku ci dara. waaw escalier moom contre marche li si gën moom 17 30 au moins 15 30 ba 18 sax parce que des fois espace bi ñuy bàyyi ci escalier yi mooy tuuti dimension bi nga xam ne moom ngay soxla carrément des fois gars yi duñ ko ci sóoraale. plan yi duñ ko ci sóoraale bu fekkee da ngaa ñëw mu nekk distance boo xam ne dafa gàtt mooy war a ngay def ay contre marche 18 mais bu dee foo xam ne dafa am espace 15 la 15 30 wala 17 30 ñaar yooyu moom boo ci def baax na. 17 30 escalier ventaille ndax fii am na ko. waaw fii départ bi moo ko am parce que dañuy sóoraale comme distance bi dafa xaw a xat boo deful ventaille ci départ bi arrivé bi du baax quoi. moo tax ñu départ ñu am foofu ñaari contre-marche yoo xam ne vantaay la pour ñu am suñu escalier bi arrivé normal. est-ce que nekkul da ngaa yëkkati lento buntu kër gi pour may ko moom hauteur normale 2 mètres 20. waaw loolu moo ko waral loolu moo tax ñu def si contre vantaay boobu noonu parce que su si amul lento boobu day suufee quoi te xam nga buntu li si gën mooy mu kawe nga xam ne léegi kuy mën di jàll moom même loo njool doo ko laal parce que dañuy sóoraale comme buntu kër la xañ na jigéen ñi war a dugg ak ay paan ak affaire yooyu xam nga jógee marché yenn sa ndungu
booy ñëw di dugg dara wur laa déranger. d'accord merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax ñu kontaan bu wér a wér ndax nag macha allah dafa neex waxtaan ak ñi xam waxtaan ak ñoo xam ne si ne nii yëf yi seen yëfa moo tax toujours seen émission tabax di leen invité pour que ngeen ànd di liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di professionnels yi njëkk nag moom moo di la Sococim Industrie Car International Diwane Déco ci wàllu ameublement ñu ànd may leen ngeen seetaan li nga xam ne moom moo di sunu ay partenaires wéyal sunu ñetteelu pàcc waxtaan laatu ñu tàggoog yéen. Okor tigi refu okor ka refa jambar ngora belay ngore ka refa okor bona ko bon kan ga ko ga bon ngayna ngora belay ngore ngora belay ngore ci atum 1948 ba léegi Sococim mi ngi tabax Sénégal. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International, la qualité, notre credo. jërëjëf à nos partenaires ñuy kontaan bu baax a baax di leen woo yéen ñi nga xam tamit yéen suñu ay téléspectateurs waaye tamit yéen a bëgg a bokk ci li nga xam ne rek moo di seen émission bii di tabax ñu leen wax ni mën ngeen ñoo woo ci numéro bii di 77 536 79 72 bu ko defee dinañ leen defal ay pexe yoo xam ni di ngeen ci mën a bokk ñi ngi nekk tamit ak ki nga xam ne moom moo di Ndiaga Bey nekk maçon bi nga xam ne si ne nii moom la fi monsieur Kabay mu di ko gérer li nga xam ne si ni moom moo di lenn ci liggéey bi waaye ñi ngi gis ni fi mu toll nii yaa ngi nekk di teg li nga xam ne moo di éléments yi diis na wala amul benn problème pour yow miin nga ko. waaw diis na mais ñun tàmm nañ ko parce que suñu liggéey la depuis yàgg na fi ñu toll nii mën naa ni ci wax mën naa ni diisul ci ñun daal waaw parce que tàmm nañ ko waaw. waaw ma gis ni éléments yi bi nga koy couler da nga ko couler à même le sol mais defal ko benn paillasse ba pare sëfaat ko ci kawam. waaw dans les normes noonu lañ ko war a def parce que da nga koy couler nii ci suuf boo couler ci suuf après dina la permettre xam nga mu gën a fees et puis boo ko daajalee comme planche des fois mën nga am ay trous yoo xam te day fatt affaire yu demee noonu mais comme nii dina fees xam nga moo gën a garanti daal comme nii. arrobage bi aussi est-ce que tenir nga ci compte pour arrobage bu li nga xam ne moom moo di éléments yi ak yooyu. waaw parce que dañ ko defaral gabarit bi ñu ko defaral dañ jël même dimension couler ko ci suuf di nga am sa temps pour contrôler ko normal waaw di nga ko am waaw. di nga ko am leneen li mooy bâtiment bi dama gis dafa am hauteur ba pare et puis tamit ceinture bi dafa continuer lento ceinture bi ci suuf ci kaw ak yooyu xam naa ne gisuma sax li nga xam ne moo di fondation bi waaye ñàkkul am na ay poudre de redressement ci kaw li ma jot a gis moo di ci aspect brique bi brique yi qualité la franchement loolu man maa koy wax parce que gis naa ko gis naa tamit ceinture yi da nga def fin. waaw dans les normes 20 ngay def sa trait de niveau loo génne après da nga xool loo am par lento parce que dans les normes bâtiment dafa war a ceinturer
waaw parce que bâtiment yi ñu fiy gis bëri na trop mais du lépp lañ mën a wax. waaw du lépp lañ mën a wax xam nga parce que boo critiquer day mel ni tamit sa bopp ngay critiquer parce que c'est même mbokk ñoo koy def waaw mais dans les normes bâtiment dafa war a ceinturer ci kaw ak ci suuf. ci loolu tamit fer importé laa fi gis fer boo xam ne si ne moom mooy fer normalisé bi choix bi ci yéen la wa ilaa borom kër gi moom moo exigeant ci loolu nga xam ne si ni moom moo fi nekk parce que gis nañ ñu bari parfois dañuy ñëw rek lu ñu leen indil ñu liggéeyi ko mel na ni fii loolu dalu leen. waaw ci sama patron ka ni ma gisee muy liggéeyee moom da lay imposer fer nangam béton bi nii la war a mel xam nga tout da la koy imposer xam nga ki bëgg qualité ki bëgg lu baax après moom loolu lay def gisaguma nag moom mu indeegu fi benn du ma ne du liggéey la local mais gisaguma ko xam nga loolu laa gis daal moom mu koy liggéey te depuis lors gis naa tamit liggéeyam jaar na ci yoon quoi waaw. lu jiitu loolu naka nga gisee li nga xam ne si moom moo di ñenn ñi di ko def parce que tamit tey dama bëgg ñu taxaw ci côté volet sécurité bi ndax ci côté balcon yi ak li nga xam ne moom moo di poudre de redressement yi poudre de noyer yi ak it li nga xam ne si moom moo di fer yi nga xam dañ koy génne ci balcon bi loolu da nga koy coffrer couler ko à part wa ilaa da nga koy boole li nga xam ne moo di dal bi. waaw comme ñu ci bari nañuy liggéey console comme ñëw yett xam nga fekk poto bu taxaw nga ñëw yett takk say fer affaire yooyu couler sa console non loolu du yoon jaaduwul fi séenage bi commencé foofu nga ko war a programmer mu génn xam nga li nga war a am console après boo ko tegee nga def ko say lëng xam nga redresser ko coffrer couler mais pas nga ñëw rek yett ci poto bi coffrer la plupart boo ko defee moom console bi bu du fa yàgg moom dafay daanu. xam nga après tamit toor bi ci maçon bi lay tourné waat même buñ la ko imposer yow waroo ko nangu buñ la ko imposer yow ouvrier bi waroo ko def parce que li tax waroo ko def c'est qualité parce que comme niñ koy waxee tey tamit war nga jombal ni diw moo nekkoon fii moo liggéeyoon lii affaire yu demee noonu quel que soit alpha xam nga waaw moo tax daal maa ngi ciy jox conseil sama mbokk ouvrage yëpp sama mbokk yëpp am na liggéey boo xam si ni dara jaru ko quoi dara jaru ko waaw du ma leen si benn côté boo xam ne yéen a ngi koy préparé mu jëm nag léegi ci lal bi li nga xam ne moo di béton bi mën nañoo xam ban dose lay am ndax 400 lay doon 250 lan ngeen fas yéene def parce que ba fii nii mën naa ni franchement gisuma loo xam ne mën naa leen koo topp ni lii kat teguwul ci yoon mu des ci côté dal bi parce que looloo fi des. waaw comme nii bu ñu tegee suñ kii ba pare dañuy def suñu pajaas suñ tegee suñu pajaas ba pare après bu dee dosage ciment bi 350 la ñuy def dosage ciment bi xam nga parce que yi ñu jot a liggéey yëpp ñun loolooy suñu dose loolu lañ koy def waaw. kontaan nañ bu baax a baax lan ngay wax sa mbokk ouvrier yi nga xam tey ñu ngi doon seetaan ànd ak yéen ci liggéey bi tey. waaw gën a góorgóorlu rek gën a góorgóorlu affaire yi neexul mais gëm sa bopp moom moo fi nekk waaw parce que live moo tëddee noonu waaw parce que dëkk bi ñun ñoo ko mën a yóbbu ci kanam daal ñu gën a góorgóorlu gën a xool li ñuy def xam nga incha allah lépp dina baax ci kàttanu yàlla. incha allah lépp dina baax ci kàttanu yàlla ñun tamit dañuy bég bu baax a baax di wax ni rek noonu la loolu moom mooy liggéey bi liggéey ak ñi ko xam liggéey ak kenn ku ci nekk ak sa yëf ñun nag seen émission tabax du ñu jóg benn yoon ci di leen wax ban yoon ngeen war a aw lenn lu ci nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a def ba moo tax tey bi ñu seetee ba gis ki nga xam ne seen ni mi ngi jël liggéeyam teg ko ci yoon ñu ñëw fekk si ko sàkku ànd ak moom ndax sunu ay chantier ñi ngi avancé télé-réalité la ñuy def waaye lii dafa bokk ci loo xam ne de temps en temps dañuy génn ànd ak ñi nga xam ne gis nañ ñi xam nañ dara ñu koy remercier bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Ka nekk tamit wax dëgg neex yàlla koo xam ne si ne ni mën naa ni sama compagnon de guerre la ndax bi ñuy fàttali ko sànq li nga xam ne moo di fongalim bi wax dëgg neex yàlla dañuy am fierté liggéey yu baax ëlbatiku dajewaat ñun ñëpp kenn ku nekk ci leneen jëm kanam ñu ngi koy gërëm di gërëm waa EBIS di gërëm ñi nga xam ne sam ñoom lañu àndal di gërëm aussi nos partenaires waaye ñi nga xam ne fekk nañ leen fi di leen joxaat dig daje incha allah beneen yoon beneen numéro ci leneen loo xam ne war nañ ko indi waxtaan ko ak yéen jërë ngeen jëf merci beaucoup. Sococim Industrie moo leen di may seen émission tabax.